Yo Marem Janyare Marem Jomba Nyau Wena la Jany Yo Marem Janyare Marem Jomba Nyau Wena la Jany Yo Marem kuy sabay mam gondoy moy sa mame do ñaawe Yo Marem kuy sabay mam biram moy sa baye do ñaawe marema marema Insyaallah. Jàpp rek ñëpp ñaanal ñu rek ñu jëm ca kanam rek. Aduna bi dafa jaxasoo ba ñi bare Kàttanu Yàlla. Maam Jaar. Aduna bi dafa jaxasoo ba ñi bare waaye man mi sama jógal way na mari ja Nani Biram Jaañ Babi Binte Jaañe Nani Biram Jaañ Magi Fama Jaañe Nani Biram Jaañ Magi Suley Jaañe Nani Biram Jaañ Mana Biram Jaañ mu gonde Jaañe Janyar yo de do saga do mere Nari Biram Jaañ yo do saga do mere Kula min dula bay janyar bilay danga baxe Nari Biram Jaañ yo do saga do mere Janyar Kula min yow du la bàyyee Janyar kula min yow du la bàyyee
way ki doon jéem lan ayoy maanaam pendo man Alassane Gueye laa tudd di membre ci association GPA bon ñu organiser une journée de vaccination pour une première d'abord dañuy remercier ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu tax a am doole parce que nit aussi xale feccum liir bu mu neexee day jaatee ci mbagg ya donc sans que ñu am ministère bu mel na ministère de l'élevage xëy na xale yi c'était pas évident ñuy am ñu mën a am doole yi organiser. Mais comme nous avons un ministre boo xam ne wax dëgg yàlla macha allah li ko kii mooy l'évolution de la race bovine kon donc kooku ku jar a remercier la di remercier aussi le inspecteur principal qui vient d'arriver et son équipe parce que ku leen gis ñu liggéey xam ne c'est des professionnels avérés solennellement ñu ngi remercier seen ministère donc depuis ce matin aujourd'hui c'est le samedi mais taxul kenn nga gis ci moom ci kanamam loo xam ne day wane ni man mi je suis fatigué ou bien parce que xam nga rencontrer la population dafa xaw doy waar. xale yaa ngi fii ñëpp a ngi fii ils sont un peu emmerdés parfois mais dégg nga ils sont un peu emmerdés mais terewul ñoom ñu ngi muñ loolu donc terewul ñoom ñu ngi muñ loolu donc nag ñuy présenter le président en l'occurrence Bass dafa am nu mu mel loolu moo tax nit ñi ñëpp nekk ci ginnaawam parce que ay papa ba ngi ne ñoom Mbacar Thiam ñoom Ablaye Ndiaye ñoom Imam Dem le délégué de quartier et tout ñu ngi ci ginnaawam donc ñooñu nekk ci ginnaawam parce que dafa am nu xale yi mel Pape Ndiaye ngi fi mag la
xale la parce que lépp lu nit di def loo xamante ne lu ko baax la lépp lu nit di def loo xam ne lu baax la donc moom mu ngi ci biir donc ñuy remercier solennellement aussi la population et l'équipe bi nga xam ne ñoom ñoo leen gunge parce que Bas kese mënul liggéey Pape Ndiaye kese mënul liggéey ñi mën a liggéey mooy mbooloo mi ànd ak jigéen ñi nga xam ne aussi ils font partie de l'élevage nekk di leen toggal di leen yekkal di leen defal nekk xol boobu ñu am ba bëgg lépp avancer yàlla na leen ko yàlla fay donc production élevage macha allah parce que kër goo dem pratiquement ñu ngi yar vraiment ñu ngi góorgóorlu ci élevage bi bu baax a baax a baax a baax a baax te li ko gën a yokk nag mooy cette association là GPA ku ñu kenn mënul am fayam parce que nit lii la réew mi laaj ay xale yoo xam ne dañoo bëgg a persévérer bëgg a defal dara seen réew bëgg a dimbali seen population xale yu mel ni cette jeunesse là moom la nit ñu soxla donc nag loolu nga xamante ne moom la ñu jóg pour defar uniquement cette population yàlla na leen ko yàlla fay ñu ñaan yàlla aussi le ministre en personne li mu soxla ci élevage bi muy présider yàlla na ko yàlla defal parce que depuis qu'elle est là liggéey bu colossal lay def donc ñu koy remercier solennellement je vous remercie. waa Sénégal waa sama màggal tamit maa ngi leen di ziar di leen wax ne sunu journée scientifique bi nga xam ne waa GPA ñoom ñoo ko organisé fii ci Aïnoumane ci bayal bi école 12 bi wax dëgg fa yàlla tey dañoo defoon journée scientifique boo xam ne dañ ci ñëwoon pour vaccination gratuite pour les moutons waaw bu noppi en même temps doon joxaale donc ku indi 5 sujets nu jox la benn sac d'aliments yàlla def na nag wax dëgg yàlla affaire bi même les inspecteurs yi fi ñëw sax nee na mbir mi moom wax dëgg yàlla réussir nañ ko à 100% boole koog tamit nu ànd ak suñu jigéen ñi nga xam ne tamit ñoom it vraiment ci groupe bi leen bokk lu ñëw fi ñuy groupement des femmes yoo xam ne tamit ci GIE bi lañu ci suñu association bi leen bokk ni mooy da nga xam ne Bassal Mouhamadou Bassal moo ko jiite waaw wax dëgg yàlla fi mu nekk nii rek ñoo ngi ci 500 et quelques sujets yoo xam ne fi mu nekk vacciné nañ leen ba noppi defal leen seen numéro matricule yooyu yëpp noo ci sant yàlla di gërëm ñëpp bii nag mooy bu njëkk bi et noo ngi ñaan yàlla bu ñu fi jigee wax dëgg yàlla ñu def yow ay journée yoo xam ne moo ëpp doole yi lii maanaam genre test la woon rek parce que taxu noo yàgg noo ngi ci 3 ans mais nag noo ngi jéem comme nu ay éleveurs yu ndaw la di gërëm waa Renades di gërëm waa Sedima yi nga xam ne wax dëgg yàlla suñuy partenaire yi nga xam ne wax dëgg jàppale nañu ci repas bi noo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp daal surtout nag waa Renades aussi nga xam ne ñun foofu la ñu bokk waaw di gërëm le premier adjoint bi le premier président muy Djibi Wade ak Omar Sow bi nga xam ne moom mooy président bi quoi noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. voilà man maay Mamadou Sarr Ndiaye maay chef de service départemental bu élevage bu Pikine dañ fi ñëwoon tey sur invitation de GPA muy groupement pour la promotion des productions animales fii si commune bi de Thiaroye Kaw plus précisément si quartier Aïnoumane donc journée de scientifique la boo xam ne dañ ko couplé journée scientifique quand même consacrée à la vaccination contre la peste des petits ruminants donc ñu koy couplé nag ak la vaccination proprement dite sur le terrain de tous les petits ruminants yi nekk fii su commune u de Thiaroye Kaw et plus précisément dans le quartier de Aïnoumane 3. voilà petit ruminant moom mooy jur gu sew gi boo déggee jur gu sew gi mooy lépp lu xeetoog xar ak lépp lu xeetoog bëy loolu mooy petit ruminant donc peste des petits ruminants moom mooy caar bi nga xam ne nii moom mooy faagaagal suñu jur gu sew googu donc muy feebar bu doy waar feebar boo xam ne nii daanaka suñu cheptel ovin ak suñu cheptel caprin moo leen di faagaagal donc moo tax ñu ñëw tey pour aar leen ci feebar boobu maanaam pour vacciner leen pour aar leen pour protéger leen ci feebar boobu yëpp peste des petits ruminants. voilà feebar boobu benn doomu jàngoro bu ñuy wax virus moom moo koy joxe te
ni muy manifesté woo si jur gi en général bu mu dal dafay caar maanaam bët yi di mbas bakkan yi di kule gémmiñ gi di rocceeku donc daal te ñaari fan ñetti fan rek da koy rey donc vaccin bi jigéen defal nag day vaccin xale nit da koy aar maanaam borom xam-xam yi ko liggéey nee nañu bu ñu ko pikiiree benn xar benn yoon su fekkee ne vaccin bi fekkee ne ñàkk bi jàpp na xar boobu dafay protéger à vie jaratul ñu koy vacciné waat wala di ko vacciné waat donc vaccination bu am solo la moo tax ñu ngi woo suñ mbokk éleveurs yi ñi nga xam ne yor nañu xar wala ay bëy ñu farlu indi seen xar wala seen bëy ñu ñàkk leen. présentement depuis tey sa suba ñu ngi fii di ànd ak suñu équipe di ñàkk donc fi mu nekk nii te dépassé nañ les 500 têtes de petits ruminants te sax yëpp yemuñu rek ci vaccination parce que ñàkk bi ñu dañ ko couplé ak lu ñuy wax marquage yi maanaam bouclage quoi pour mën a identifier jur bu ñu ñàkk rek dañuy profité marqué ko pour mën koo xàmmee voilà donc wasalaam. jërëjëf officiel. benn gétt am fa fukki xar wala juróomi xar su dee juróomi xar yi vacciné nañ tey 2019 tey mooy janvier comme tey ni ngeen andee seen xar yi avantage boobu mooy xar boobu noonu su giiru dundam lu ko dese aajowutuñ ñu koy vacciné su ma juumalee inspecteur je pense que c'est bien ça parce que il faut ma réciter curricula bu ñu gouvernement bi jox ne nii ngeen war a communiquer ak population ñu xam ko su diggante bi xar boo xam ne judd na. mais nag avantage bi aussi vaccin boobu mën nga ko at bu nekk di ko ñàkk xar du ko yàqal dara maanaam amul surdosage loo ñàkk ba pare soo ko ñàkkatee du ko wàññi dara mais comme dañu bëgg a ñàkk lépp luy xar bu nga ñàkk ren doo ko ñàkkati nga jël beneen boo xam ne ñàkkaguñu ko bu mu nekk avantage pour que ñëpp dak moo tax ba ñu defee jàngat bi ñu xam sa adduna bi yëpp ñaata xeetu xar moo am ñaata xar ñoo am fii su Sénégal nguuru Sénégal daal di nekk kon nag su ma ko xayma am naa sumay équipe am naa association yi am naa éleveurs yi organisé nañu ñooñu ñëpp suñ ci jàppee yaakaar nañu ne fii ba juróomi at war nañ fi mun a dàq génne fi feebar mais nag feebar nag du noonu lañ koy génnee nag suñu ñàqee xar yi yëpp ba pare fii ba juróomi at ba leer nañ xar yi yëpp ñàq nañ leen dañuy toog dal di seetlu di saytu dootuñu ñàqati toogaat encore juróom ba fukki at suñu gisulee benn mandarga bu niroog feebar bi bu boobaa mun nañu jàpp nekk feebar bi nii dàq nañ ko Sénégal mais nag pour ñu mun a génnee feebar bi fii Sénégal su vacciné il faut Gambie daal di vacciné il faut que Mauritanie bu ñu wër vacciné il faut que Mali bu ñu wër vacciné Guinée-Bissau nekk su suuf tamit vacciné parce que yow soo ñàqee te yeneen dëkk yu la wër tamit ñàkkuñu dafa mel ni liggéey bi bu boobaa da ngay toog rek di ko recommencer encore moo tax mu nekk programme boo xam ne adduna bi yëpp ministères yi yëpp dëkk yëpp ñoo jël engagement pour mën a jërandoo dalandoo mun fa génne feebar bi te bu boobaa nga gis ne dañ ko jox at bu nekk lu toll su booru novembre dem octobre dem ba février mars ba avril au plus tard war nañu mun a terminer ñëpp àndandoo bu nekk synchronisation doorandoo jeex ñu toog ñu saytu ñu at loolu moom moo nekk tey lii ñu leen andil mooy vaccination boobu noonu mais nag bu leen fàtte ne dara aussi te loolu maa ngi rafetlu aussi tamit teewaay jigéen ñi parce que suñu nee xar si biir kër day métti ba métti li jigéen ñaa ko yor ak xale yi jigéen ñaa ko yor de ak xale yi bu métti ba métti parce que man mii di alaaji bi su ma xëyee suba si ba nga may bàyyee dépense noonu laa bàyyee dépense wax xar ñi woo xale bi ne ko diw ne waaw dama si boutique bi jëndal ma ko ripaas donc dépense xar bi jënd nañ ko ba pare nag bon man si xuus sax dina ñëw am naa biir ripaas ak ripaas waaw waaw xam nga nag quand même nag moom na ko wolof bi di waxee tànkoor kuy xëcc jëmale ko sa boor man na dama bëgg mu dëll rek ba dépassé ma nag léegi pour mun a jàppale xar boobu noonu ba luñ ko ñàkk parce que tey ñàkk mooy lan dafa ngeen xam ko tamit bàyyi si xel lu am solo la
soo leen gisee tey ñu ñëw andi tuuti aliment am yeneen ak yeneen yu ñu àndaale aussi tamit dañuy bëgg pour que ñàkk bi mën a jàpp parce que ñàkk mooy lan da ngay jël doomu jàngoro bi wàññi kattan bi wàññi dangar bi donc feebar bi ngay ñëw duggal xar bi kon tey xar bi di téye leen ne nuñ leen vacciné tey jox na leen tuuti su feebar bi te loolu tamit ma rafetlu toogaay jigéen ñi parce que ñoo ma ko gën a xam léegi xale ba ngeen di jël di ko yóbbu dispensaire pour ñu ñàkk ji ko luñ koy defal lan lay naan balaa muy dem sirop bi loolu lan moo nekk si biir sirop bi sirop lan la ban xeetu sirop sirop buy wàccee douleur bi ak buy wàccee tàngooru yaram d'accord nañu xar tamit mbote bii tamit suñ koy ñàkk su paree balaa ñu koy ñàkk dañ ko war a jox sirop comme ñun amuñu xeetu sirop bi ngay joxe am na ñeneen xeetu garab yoo xam ne mun nañ ko dooleel jàppale ko pour mu dooleel vaccination bi kon nag tey fàttaliku leen xar yi yëpp ñu ñàkk tey soo leen seetloo suba ak gannaaw suba nga gis ne appétit bu mu amoon wàññeeku na lekk bu mu amoon dafa naa noonu lañ koy waxee di su wolof bi daal moom leeru ma xam nga tool bi yëma la nga wolof na donc seetlu leen rek appétit bi su wàccee lu mu doon mën sawarte bu mu amoon jàppal leen ne normal na kon ko joxuñu ko sirop boobu noonu di wàccee yaramu tàngoor bi kon normal na yaram bi xaw a diisaay boobu nag ñetti fan ñeent mu daal di jeex mu ñëwaat encore baax na aussi ñu xamal leen ko tamit pour ngeen daal di ne man de seetlu naa de sama gars yi dañoo garaaw de ba ma leen yóbbulee jox naa leen xar bi xamul lu ñu def nag si biir waaw yàlla nag bu mbiri ànd ak leneen nag xar bi jaar foofu nag bàyyi fa bakkan ñu ne voilà rey na suñu xar yi nag coow li ne kur ngay woo numéro téléphone yi kocc yaa ñu ko waxoon nag président anamu fekk loolu yëpp baax na pour lu mel nii mooy jotaay mooy objectif waxtaan bi ñu xam lan lañ fi def lan lay jural xar yi ak lan la ñuy mujj tey dina mën a pour aar xar yi dégg nga fu may daanelee nag mooy comme que bëgg naa vaccination bi mu mën a jàpp dañuy naan kenn du ñàkk loo xam ne dafa feebar muy benn kenn warul ñàkk loo xam ne dafa xiiboon muy ñaar lu ràgg dañ ko ñàkk wala kenn war ko ñàkk waaw da nga ñàkk waruñu ko ñàkk kon nag tey jii ne pour jàppale ñàkk bi mu daal di naan xar bu feebar moo tax docteur yi ñëw dañ koy saytu xool lu xaw a feebar nga xam ne yaram bi tàng na nga bëgg ko yokkalaat encore feebar da koy gën a diisalaat encore moo tax loolu dañ koy saytu pour mun ko ausculter balaa ñu koy vacciner kon nag suñu ñàkkee ba pare pour bëgg a ñàkk bi daal di daal faw ñu jàppale xar yi ñu lekk bu baax naan bu baax parce que seetlu leen su fan yii nii seen yaram dina xaw a diis wax naa leen ko diisaay boobu nag pour mu mun a gaaw a génn seen yaram faw ñu xonk leen ñu lekk bu baax naan bu baax naan bu doy loolu nag defe naa coach la amoon lu ma doon introduire tuuti pour mun a baax mais comme dama waxoon ne kuy ràcc nag jëmale ko sa kanam maa ngi waaj a ràcc nag te wax na leen a xam ne faw mu lekk ripaas man de jàpp naa ne nag ripaas bu gën su xar su saag bi mboqulee saag bi zonul nga jël beneen togg bu ripaas bi lu war a dem si biir xar bi ñoo ko si def kon nag maa ngi rafetlu seen na toogaay di leen ñuy jaajëfal pour bañ a guddal rek ñoo bay manifestation daal di continuer jërëjëf. merci beaucoup jërëjëf docteur Mamadou Ba de la Sédiment ñu ngi lay sant bu baax ñu ngi lay gërëm di la féliciter ci clarté vraiment information yi nga fi jot a jàllale léegi mbokk yi defe naa ne seet naa léegi tamit un autre champion de l'élevage dugg si ci biir muy monsieur Ma Ibra Diagne borom bergerie waa kër Serigne Touba may ñaan ngeen tàccul ma ko bu baax a baax moom tamit un grand monsieur ndeysaan fu élevage wootee il est au rendez-vous kon nag du ma xuus du ma sori ndax mbokk yi ak xarit yi damay faral di wax ne boo ñëwee ci béréb ñu daal di lay reyal xar daal di la koy michul jox la ne la lekkal nga lekk ne suuruloo bu ñu michu woon ay nag yi nag buñ la ko joxee tamit boo lekkee doo suur kon nag damay jox kàddu gi sunu grand sunu doyen mu daal di dugg daal di nuyu gaay daal di introduire su ko defee nag ñu daal di déglu digalu président daal di dugul jël li nga xamante ne moo di la cérémonie officielle kàddu gaa ngoog. bisimilah rahmaani rahim mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm it ci teewaay bi di gërëm autorités yi fi toog di ñaan yàlla aussi lii nga xamante ne moom la ñu xale yi sas yàlla nañu yàlla suturaal ba ñu matale ko ñuy commencé nag di sant parce que ku dëkk ci gox ku dem ci gox da ngay nuyu borom gox ba te le maire
yaakaar naa ni moom mooy kii yilif gox bi ñu nekk ñu koy kii il est très bien représenté par El Hadj Niang di xale boo xam ne même bu dul woon maire moom rek personnalité la ndax yaram ak diineem kon kooku maire yoon ni war nañ ni moom yëg nañu ñuy présenté aussi le président d'honneur l'inspecteur régional Kali Cissé ñu ngi lay sant di la gërëm parce que ay ndaw yu bat ndaw ngeen yónni di gërëm aussi le parrain kooku sama magu bopp la man muy Djibi Wade El Hadj Djibi Wade du tey la war a toog pour nit ñi jiital ko moom dafa judd ci loolu ak modestie kenn mënul xam lii lay def wala laa lay def parce que lépp lu muy def yàlla la ci jiital te nit boo bëggee daraja da ngay nangu li la yàlla teg kooku moom mooy grand Djibi Wade mi ma leen di ñaan na ngeen may ko loxo bu baax waaw di gërëm it Subéeru Jaxate moom mi nga xam ne moom la àndal dañuy bañ a guddal lool di gërëm aussi maam Ibra Diagne di gërëm Baye Demba Fall ak Baye Abdou Faye defe naa ne délégation boo ci tuddee benn nit rek ñi ci des doyloo nañ ko di gërëm it suñu délégué de quartier parce que nit la koo xam ne ku sympa la ku serviable la ku oyofal boppam la ku mën a dox ci soxlay nit ñi la waaw muy Matar Fall muy nit koo xam ne nag liñ koy wax jayuñu ko parce que lépp loo xamante ne nit am na ko lu ko naqari muy lu la neex boo ko waxee moom am na teey ak yar bu toll ni déglu la boo paree mu wax la ma lay wax kon jiit bu mel noonu boo ko amee dafa jar nga gërëm xale yi nag yóbbante ma ci seeni papa parce que peccum liir bu neexee day jaar téye ci mbagg ba mu ñu commencé ko ci Baye Mbar Thiam nit la koo xam ne may leen ko loxo bu baax waaw mooy kon aji mais toog mais nit la koo xam ne nit ku oyofal boppam la nit ku mën a ànd ak ay nit la parce que doo ko ñëw ba mu woon ne nii la te lépp loo xamante ne mu ngi ci yow muy naqar muy bànneex dina ko bokk ak yow kooku defe naa loolu la ñuy doyee mag ñu jógee ci wax Baye Ibra Thiam Baye Mbar Thiam Ablaye Ndiaye mu ngi dee moom it di mag mu baax a baax waaye fol boppam ñun ñëpp ay morom lañu ce qui veut dire que ni li ñu suñuy waajur bàyyee dafa baax muy yar ku amul yar ak teggin doo mën a def ak ay mag kon mag mu yëg boppam tamit du mën a def ak ay xale mais ñoom ñëpp dañoo oyof ba tax ñu mën a toog nekk benn ki ci des mooy imam benn moom mënoo ko xam sax il est effacé mooy njiitu jàkka ji te jàpp naa ne moom rek moo fi nekk koo xam ne moom la ñëpp di soxla kuy tudd soxla ko ku faatu soxla ko kuy mayee soxla ko kon nag kooku ñu jara fonk lañu ñu jara dox cër lañu ci gox biñ fi jógee ñu kii que moom sama goro la kooku moom sama goro la kooku moom il faut ba gërëm ko parce que moom a may doomam muy Abdou Diagne kooku ñu ngi koy kii ak Modou Diagne di gërëm aussi nit ku baax ku fi nekk fekk ay magam di nit ku jaboot muy Ablaye Mbaye may leen ko loxo bu baax parce que kilifa yàlla moom moo koy def te nit di da toog uuf njabootam ak personnalité ak dignitéem di gërëm nit ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi nag parce que dara mënul baax wala dara sotti te yéen ñi teewu leen di sañu añ yi ci élevage bi la ñu bokk mais grand ji bi dafa am tuuti yow mi parrain bi dañ la bëggoon jottali ci xale yii la invité tey ay xale lañu yoo xam ne duñu dugg kër kenn nee na damay ànd ak sa doom nga tere sa doom parce que ndax seen crédibilité parce que ñoom lii ñuy def nii en l'occurrence le président mu ngi fii di xale yoo xam ne ñu am na nu mu mel seen crédibilité la ñu àndal mu ànd ak waa ji nga xam ne mooy Jomba Ñaaw na mooy kon Guinée Gueye di mooy Pam Ndiaye suñu waay la ku oyof la mais malheureusement benn jabar la yor donc moom man mën na ànd ak xale yi man sama morom la mais xale yi yëpp lépp looy def ci lu baax muy jàkka ji mën nañ ma seede muy quartier bi mën nañ ma seede boo nee Pam Ndiaye mu ngi sa ginnaaw bu xëttewul place xëcceewul daraja waaw kon nag ku jar a tàccu la nag ku jar a tàccu la parce que nit ku baax nit ku généreux mooy ki nga xam ne grand lépp luy jëriñ buñ la ci woowee nga dem te ñun am nañu chance war a gërëm nag waajur yi fi nekkoon parce que boo amul ay waajur yu baax tegal joxuñu la tegtal bu baax yaruñu la yar bu baax dafa daan doo dem tey ba jéem a créer loo xam ne da ngay dem parce que xale yi bu doon dañoo créer loo xam ne seen bopp rek lay yem mais lii ñu fi def tey lu rëy la man de yan naa xar ba léegi ba mosu woon a xam ne sax naa xar day ñàkku je t'assure mais ñoom nag par seen bravoure ak bëgg a def dara ci seen gox parce que lii la suñu réew laaj ay jeunesse yoo xam ne li ñuy xalaat mooy lan la ñuy def ba réew mi avancé lan la ñuy def ba jëriñante ah moi je crois que ñooñu la réew mi soxla garage bas bii kii kenn mënu ko fay wala mënuñu wax
pour nga xam coono bi ñu daj mënul wax baat bi daa dee baat jaay baat ba daa dee li ci des parce que loolu yëpp ñu koy def pour jëriñ askan wi la bu leen neexoon ñu dem fee gis ñoom dara ji bi kuñ ci laaj tonul repas bu may leen ko ñu ñëw dugal seen biir kër parce que xam nañu seen parrain générosité xam nañ ko ñun ba ñu nekk tout tànk dañoo bokk moom benn koñ kon mën nañoo wax ci moom lu bëree bëri donc nag grand yàlla na la yàlla fay ngeen xam ne li ngeen def sànniwu leen ko parce que ñoom bas bii duñu dugg ci kër kenn n'est pas parce que doom ji laa soxla nga ne ko doo dem au contraire boo yedd da nga daan mel ni ñoom bas xoolal sa papa Pape Ndiaye ni muy def xoolal sa baay Ablaye Ndiaye mbaar ci am noonu yàlla na leen yàlla fay ñu bañ a guddal parce que jot yombul donc ñu leen di ñaan bu matul it ngeen ngi ñaan yàlla na yàlla mottali bu ñu juumee it ngeen jëbal ngeen jégal ñu allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam kàddu yi rafet na ñu ngi lay sant bu baax ñu ngi lay gërëm léegi nag dañuy bëgg a jox ba léegi nag commencé bu ñu officiellement la cérémonie mais dañuy rey temps bi en attendant ñeneen ñi ñëw xam déet la président su may bëgg a jox kàddu gi rek mu nuyoo moom mooy ki nga xamante ni ci wàllu communication ci biir GPA moom la jigéen ñi doyloo daal di ko koy jox mooy wax ci seen tur mooy tontu également ci seen tur loolu nag confiance bu rëy la muy madame Kébé may ñaan ngeen tàcc ko bu baax mu daal di ñëw jël kàddu gi waxtaan ak mbokki jigéen ñi mais également waxtaan ak kilifa yu baax yi nga xamante ni wax dëgg yàlla ñoom ñoo fi teew ñoom Abdou Faye ak vraiment ñoom Sibéru ñoom Djibi Wade le champion Djibi Wade voilà mi ngi noonu madame Kébé Ngom madame Kébé kaddu ga Ngom asalaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu ak tamit ci yéex a commencé bi ñoo ngi nuyu suñu président d'honneur bi toog ak suñu parrain bi di nuyu waa gox bi yëpp di nuyu représentant gox bi Oustaz El Hadj ndax miin nañ ko ci suñuy jotaay di nuyu képp koo xamante ne nii teew nga fi rek te ñu yëkkati la waa GPA yëkkati la ñoo ngi lay nuyu di nuyu waa Sedima di nuyu carrément suñu partenaire yi ñun nag ñoo ngi rafetlu bés bi di sant yàlla bu baax parce que commencé nañ ko ci bismillahi rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulilahi rabbi alamin te yàlla nañu yàlla may ñu mottali ko ak suñu sal di gërëm nag bu baax suñu jëkkër yi suñu borom kër yi nga xam ne ñoo taxawal association bi toog tamit ba xam ne jigéen ñi war nañoo mën a am activité bu ñu def ci élevage ñu jël ñu intégré ñu seen biir ñu ànd ak ñoom di liggéey te ñu boole ñu si nag ñu boole ñu si à 100%. ñu boole ñu si à 100% defuñu dara demi moitié bàyyi ñu. xaalis bu bëri jox ñu ne ñu ñëw leen ngeen liggéey ñooñu kon amuñu seen fay suñuy gërëm dañ leen a war a gërëm war leen a sant jigéen ñi nag ñooñu seen ginnaaw tey suba ak ëllëg heure boo leen ne jug leen rek ñun ñoo ngi seen ginnaaw seen ay kàddu rek la ñuy xaar di gërëm bu baax nag tonton Pape mi nga xam ne heure bu ñëwee réunion moom mooy suñu ambianceur mu bëggoon ñu tàcc ko bu baax a baax a baax a baax mais nag mention spéciale à Bachir Tall kooku kenn mënu koo fay non tàcc leen ko bu baax parce que may leen ko ñaareel rek may leen ko ñaareel rek loolu rek koy fay ñun ñaareel sax du bokk ñaareel du bokk ñetteel du bokk benn jabar li ñu lijjanti loolu balaa ngay continuer sa discours bi Abdou Faye d'accord ngeen loolu gars yi nee nañ d'accord bi loolu de Pape Gueye Djibi Wade d'accord bi en tout cas ñu ngi leen di dalal jàmm di leen wax bés bu seen bés ñu ngi jaay seen jërëjëf. madame Kébé defe naa ni kàddu yi yëpp rafet na ba mu des nag li nga naan ñaareel yu bokkuñu foofu rek nga yàqee waxtaan bi ndax nag ñun ñaareel dañuy wéttali rek nag suñuy wéttal lañu
waaw donc ñu ngi souhaiter la bienvenue au représentant du maire monsieur El Hadj Niang ñu ngi koy dalal jàmm di kontaan vraiment ci teewaayam léegi nag defe naa ni président mën nañu waaw El Hadj Niang waaye wax naa ko ñu ngi koy dalal jàmm bu baax a baax kontaan ci teewaayam. kon c'est bon on démarre officiellement le programme. ok. voilà jërëjëf mbokk yi ak xarit yi nuyuwaat nañu leen fu ñu leen doon nuyoo di leen ziar bu baax di leen tatagal di leen jox seen wàccuwaay di souhaiter la bienvenue à ces autorités kilifa yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di jiital ci biir nuyoo boobu le réseau national des éleveurs du Sénégal ci seen teewaay bu rafet di nuyu également le parrain monsieur Djibril Wade le premier vice-président du réseau national des éleveurs du Sénégal. asalaamaaleykum. ci journée bi ñu ngi ciy jiital ki nga xamante ni mooy monsieur El Hadj Niang le représentant du maire dana jël kaddu bu ñu jógee foofu danañu jox kaddu monsieur Makhtar Fall mu wax ci kaddu délégué de quartier yépp ñu jógee foofu danañ jox kaddu docteur Diallo docteur Niang Diallo muy président moom tamit mu bokk ci présidence d'honneur bi ndax mu dafa ànd ak Pali Cissé li nga xamante ni moom mooy kilifaam tey di régional bi moom mi nga xamante ne moom mooy docteur Niang dana wax suñu jógee foofu mbokk yi danañ jox kaddu également monsieur Simeerou Diakhaté dina yëkkati kaddu ci turu xam naa Renades waaye tamit mbokk yi danañ jox kaddu ki nga xamante ni moom mooy le parrain monsieur Djibril Wade dana yëkkati ay kaddu ñu jógee foofu nag jox kaddu gi ki nga xamante ne mooy monsieur Pali Cissé moom Pali Cissé nag mu daal di teg li nga xamante ni mooy cérémonie bi waaye nag balaa boobu dañuy njëkk nag jox le président ndeysaan Bachir Tall Mouhamad Bachir Tall baat bi nag dafa dee c'est normal parce que boobu ak léegi mi ngi ci liggéey bi di waaxu di yéeg ak a wàcc c'est normal kon loolu encore une fois day wane rek engagement ak détermination ci li nga xamante ne moom lay def comme nag yàlla def ne moom moo jiite GPA donc muy kilifa gi bu ñu ñëwee dañ koy moom lañ njëkk a jox mu dalal gan yi bu dalalee gan yi ba pare ñu jox nag kàddu gi ki nga xamante ne nag mooy le premier magistrat de la ville wala de la commune mu daal di wax ci turu maire su ko defee ñu daal di xuus ci programme bi Bachir Tall. maa ngi jégalu nag ci dog-dog yi ndax wax dëgg yàlla part bi bëggoon naa mu neex trop ndaxte tey dama am dégg waaw dama am dégg quoi donc may jiital ay kàddu nuyoo ay kàddu sant yi nag ma ci jiital sama yaay Adja Fatou Gueye waaw ma koy sant ci bàyyi ko rek ak yàlla na ko yàlla fay coonaam ci njabootam may ñaanal yàlla sama waajur bu góor Mouhamadou Saliou Tall nga xam ne tey mi ngi ci Balfaq ma koy ñaanal yàlla suuf oyof ci kawam te yàlla xaaree ko aljana su ma jógee ci loolu may nuyoo waa Aïnoumane 3 waa quartier Aïnoumane bi maa ngi leen di nuyu aw ma seen fay te wax dëgg yàlla taxaw nañu ma jàppale nañu ma ba nga xam ne tey jii nii lii ñuy wax groupement pour la promotion de la production animale ñu organiser bés bu toll nii su ma jógee ci loolu may sant le chef de quartier particulièrement monsieur Matar Fall ñu ngi koy sant wax dëgg yàlla moom moo ñu oyofalal acquisition espace bii ñu am
pour mën a def cérémonie bi ñu koy sant di ko gërëm may sant nag association sœurs yi nga xam ne ñu ngi ñëw ñëpp wuyu si bés bi ci biir association sœurs yooyu mën nañ ci citer waa APM ñi nga xam ne seen président d'honneur Baye Ndemba Fall moo leen fi teewal bi ñu jógee ci loolu ñuy sant waa ADEPJ ñu nekk suñu ay dëkkandoo fii ci Pikine seen président mu ngi fii muy président Pape Gueye ñuy sant waa association AEBA association des éleveurs de Hann Bel-Air seen président mi ngi fii muy le président Momar Thioune Gaye ñu ngi tamit nuyoo di sant waa ADER seen président mi ngi fi muy président Souleymane Diakhaté bu ñu limee rek dañuy jum wante nag sant moom ñu ñàkk ñuy sant nag association bi nga xam ne moom moo ñu boole ñun ñëpp coiffé muy le réseau national des éleveurs du Sénégal amuñu seen fay délégation bii ngeen di gis ñu ñëw yëpp ci réseau national des éleveurs du Sénégal la ñu ñëwee ñu ngi ànd ak le premier vice-président moom mooy le parrain de la journée moom mooy monsieur Djibi Wade ñi ngi ànd ak ci biir délégation boobu association président association yi ma cité yëpp ñu ngi fi ñu ciy tudd tamit koo xam ne wax dëgg yàlla monde de l'élevage ñëpp xam ne muy Ma Ibra Diagne Ma Ibra nag dafa nekk nit ku ñu jege lool ci suñu bëgg-bëgg bi nga xam ne moom mooy élevage lépp lu ñu ci bëgg dañ ci taxawu dañ ci jàppale ñu koy sant ñëw na ànd ak délégation wu Renades bi yëpp donc ñun dañuy gàttal wax ji ndaxte solo bis bii moo ko waral bés bii ñu ngi ko tuddee journée scientifique ñu dédié ko la vaccination contre la peste des petits ruminants loolu inspecteur Mamadou Ba bu Sédima def na ci exposé bu am solo lim ci wax mënuñu ci dolli dara ndaxte xam-xam la wax ak mën-mënam moom la fi exposé mais nag pecc liir bu neexee mbay moo jàpp ci loxo bi ndaxte lii su antoo tey inspecteur régional de l'élevage jàpp na ci muy inspecteur Pali Cissé ndaxte dès l'instant que mu lire projet bi dafa jugé ne lii c'est nécessaire mu am mu def tout ce qui est nécessaire pour loolu am service compétent yëpp mu joindre leen pour loolu am ci biir service compétent yooyu nag inspecteur Sarr Ndiaye foog ñu cité ko ci ndaxte moom mooy l'inspecteur départemental de l'élevage journée bi équipe technique bi mu àndandool yëpp ñëpp di seen technique seen bët ci suba ba léegi ñu ngi ci liggéey bi ñu ngi ci des éleveurs du Sénégal la ñu ñëwee ñu ngi ànd ak le premier vice-président moom mooy le parrain de la journée moom mooy monsieur Djibi Wade ñi ngi ànd ak ci biir délégation boobu association président association yi ma cité yëpp ñu ngi fi ñu ciy tudd tamit koo xam ne wax dëgg yàlla monde de l'élevage ñëpp xam ne muy Ma Ibra Diagne Ma Ibra nag dafa nekk nit ku ñu jege lool ci suñu bëgg-bëgg bi nga xam ne moom mooy élevage lépp lu ñu ci bëgg dañ ci taxawu dañ ci jàppale ñu koy sant ñëw na ànd ak délégation wu Renades bi yëpp donc ñun dañuy gàttal wax ji ndaxte solo bis bii moo ko waral bés bii ñu ngi ko tuddee journée scientifique ñu dédié ko la vaccination contre la peste des petits ruminants loolu inspecteur Mamadou Ba bu Sédima def na ci exposé bu am solo lim ci wax mënuñu ci dolli dara ndaxte xam-xam la wax ak mën-mënam moom la fi exposé mais nag pecc liir bu neexee mbay moo jàpp ci loxo bi ndaxte lii su antoo tey inspecteur régional de l'élevage jàpp na ci muy inspecteur Pali Cissé ndaxte dès l'instant que mu lire projet bi dafa jugé ne lii c'est nécessaire mu am mu def tout ce qui est nécessaire pour loolu am service compétent yëpp mu joindre leen pour loolu am
ci biir service compétent yooyu nag inspecteur Sarr Ndiaye foog ñu cité ko ci ndaxte moom mooy l'inspecteur départemental de l'élevage. journée bi équipe technique bi mu àndandoo yëpp ñëpp gis nañ teg nañ seen bët ci suba ba léegi ñu ngi ci liggéey bi ñu ngi ci vaccination bi instant yi ñu toll mën nañu ne jege nañu baaru 400 sujets yoo xam ne vacciné nañ leen te déplacé wuñu fi ñu toog la ñu toog sujets yi dinañ ko gis 400 sujets vacciné nañ leen même su fekkee ne amoon na beneen mandataire boo xam ne mu ngi doon ñëw dans l'espace bi nga xam ne moom mooy Djiddah Thiaroye Kaw di vacciné néanmoins ñun ñi àggale nañu niveau boo xam ne wax dëgg yàlla neex na gis neex na xam ñu loolu nag dañ ciy remercier particulièrement l'inspecteur Palis Cissé ak tamit nag lii nag moom liñ naan su antoo lépp su taxawee foog ma remercier les femmes du groupement pour la promotion de la production animale mais yéen tàcc leen seen bopp voilà ci biir groupement boobu daf ci am ñoo xam ne foog ma cité leen mais su ma leen cité day mel ni cité naa ñëpp ndaxte jabaru groupement bi ñoo nekk nii jabaru membre fondateur yi ñoom ñoo nekk nii ñoom ñooy les femmes de la commission femmes et jeunes en élevage bu GPA ñu jiital seen bopp suñu tante ki liggéey bu oyofal boppam tolloog ñoom maaseeg ñoom di waxtaan ak ñoom lépp wax dëgg yàlla Tata Kiné merci beaucoup moom Tata Kiné ki topp ci moom mooy madame Mbengue Ndeye Fatou moom tamit wax dëgg yàlla oyofal boppam wax dëgg yàlla daal kontaan naa ci yéen très sincèrement secrétaire général bi bu commission femmes et jeunes en élevage moom mooy madame Mbaye Ndeye Fatou Diop voilà donc kontaan naa mais nag si danaa leen yëg nag bu leen fi génn naan ñett laa fi waxoo ko ba ji ci des ñëpp waaw may si nag ki nga xam ne moom moo may dolli énergie mooy sama moteur mooy sama souffle d'énergie muy sama jabar maram taal nday Maguette Thiam voilà maa ngi koy remercier sama yaay booy nee na ma wax maam yi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziar kontaan naa ci yéen donc maa ngi gàttal balaa ñuy extrapoler ndax tey dafa guddi te léegi tamit si jot coach ñu ngi lay remercier bu baax yow tamit ndaxte coach jàpp na ci bu baax a baax Mamadou Traoré di coach journée bi c'est ando ci ay conseillers am la jugee moom dafa jugee place su commercial sédiment yow nekk suñu frère moo tax day yëkkati ay millions yu bari ci aliment teg ko suñu loxo ba pare dem yoonam nekk ci loolu nag mënuñu def lu dul sant ko gërëm ko ci loolu may wax loolu ci kanamu docteur Ba Mourou Ba coach vraiment ñun dañ koy remercier GPA da koy remercier ndaxte il est à la hauteur de son travail da koy def sans complexe day toog ba 3 heures du matin booy am na 30 tonnes aliment su ngeen bëggee suba may indil leen lan la ñuy def mu ne non su ngeen waxee waaw rek may indil leen loolu commercial buy def loolu ak ay clientèle am wax dëgg yàlla c'est à féliciter mais nag tey jigéen ñi dañ ma sas nee nañ ma naa leen yëg leen seen ginaar yi ñuy jaay ñoom dañuy jaayee ginaar seerul xam naa ne bu ngeen paree ngeen gis ku mel ni Soubeyrou ak président ci bi ñu bëgg ginaar rek ak président Matar voilà maa ngi leen di jërëjëfal bu baax a baax merci beaucoup. ci sa caabi réer rek nga daal di may jege si ma daal la koy jox ma dégg ci biir wax ji nag mu ne ñii ñooy jabar yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa GPA ma ne ko neel ñii ñooy jabar gum pour le moment waaye am na ñeneen ñu war a ñëw ñett ñu war a ñëw parce que man dafa mel ni GPA jaay yëpp kenn ku ci nekk benn rek nga yor loolu moom dinaa ko lijjanti balaa ma fiy génn. su loolu weesoo ñu ngi jox kàddu gi le représentant du maire monsieur El Hadj Niang que je demande d'applaudir très fort s'il vous plaît. ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp xam naa ci kàddu yi gàtt rek ndax guddi na di nuyoo ci turu maire de la commune.
ñu koy nuyu bu baax a baax di ko ziar suñu xarit la suñu dëkkandoo la suñu lépp la macha allah gis nañ liggéeyam bu am solo bi nga xam ni ngi koy liggéey ci gox bi ñu ngi koy gërëm di ko sant di nuyu grand Pape Ndiaye mi nga xam ni suñu teewee tey si jotaay bi ginnaaw yàlla nga ko jaarale ci ay loxo comme ni ko grand Alassane waxee sànq rek moom nit la koo xam nit ku serviable la lépp loo xam ni ñu ngi koy yëkkati ci gox bi mu jëm ci wàllu société bi mu jëm ci wàllu diine ji mu jëm ci wàllu ndaw ñi boo jógee da ngay gis ni grand Pape mi ngi ci kanam kon ku mel noonu ñëpp ameel nañ ko njukkal ñëpp war nañ ko ñaanal yal na ko yàlla yàggal suñu kanam di nuyu bu baax a baax suñu papa ji di parrain bi di Serigne Jibril Wade di ko ñaanal moom it macha allah yal na yàlla àggali mébétam di nuyu waa GPA yëpp di nuyu invité yeeg ñi teew ci jotaay bi yëpp parce que jotaay yi mel nii dafa am solo bu ñuy wax économie dëkk yaakaar naa kenn mënu ci génne ñetti pàcc il faut que ñu wax mbay il faut que ñu wax napp il faut que ñu wax càmm parce que suñu nitu diine yi sax ci seen biir jàngale dañuy jàngal toujours ni nit ki balaa nga koo sant jaamu yàlla fexeel ba am lu nekk ci biiram ba dee Sëriñ Tuubaa mi ngi wax ne xasbuka maa yuqimu sulba taqawiyan li kay tuti rabba balaa ngaa jóg naan allahu akbar day fekk biir bi am lu ci nekk moo tax ci wàllu mbay wàllu càmm wàllu napp képp ku jiiteem réew ca joxoo ko importance boo nee da nga bëgg développement wax dëgg yàlla da ngay nax sa bopp kon ñi nga xam ne dañuy jóg jël seen moyen d'abord donte ni taxu ko am solo di jël seen i guddi seen i bëccëg di ko def ngir jëmale kanam économie réew mi ñooñu ñëpp amel na leen jukkal ñëpp amel na leen ñaan kon nag waa GPA ak ñi ñu àndal liggéey bi yëpp ñi ngi leen di gërëm ci turu maire bi di leen sant di leen ñaanal yàlla li ngeen sumb ci bismillah rahman rahim yàlla na ngeen ko jeexale alhamdulilahi rabbil alamin di daaneel ci ziar suñu délégué di Serigne Makhtar Fall nga xam ni moom macha allahu taala fédérateur la lépp loo xamante ni nii ñi ngi koy yëkkati ci gox bi muy lu am njëriñ yaakaar naa moom boo ko xoolee ma nga ci biir mooy nekk ci kanam nekk ci ginnaaw kon Serigne Makhtar ñi ngi lay nuyu di la ziar di am mbégte bu baax a baax sa teewaay grand Pape Dione mënuñu la fàtte ñi ngi lay ziar bu baax vraiment di am mbégte yow fu ñu teew gis dafa suñu xel day dal di nuyu soxna yu baax yu tedd yi nga xam ni macha allahu taala ñoom li Serigne Babacar daan wax ñooy pendal bu gën tubay lépp looy organiser bëgg mu jëm ca kanam boo xoolee ñoom nga fay fekk ñoo nekk ci diine ji ñoo nekk ca waañ wa ñoo nekk ca macha allah jàkka ya ñoo nekk fépp kon yàlla na fi yàlla yàggal te yàlla bari leen nag benn yi dem ba nekk ñett dem ba nekk ñeent ah yàlla ko yàlla def kon nag ñu ngi gàttal foofu kàddu gi di ñaan yàlla ma defal ñu tawfiq ak tey si defal ñu na jaax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mooy le délégué de quartier monsieur Makhtar Fall délégué kàddu gango jërëjëf bismillahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci sang bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi rafetlu jataay bi kàddu yu ngërëm dong la ñu am yu ñu war a ndax tey bis bi sedd na xol yéen waa GPA da ngeen a weesu quartier yu bari aya parce que soo xoolee aussi xam naa fi nga koy dalal ndax seen président bu am farlu la maa ngi taxaw fay nekk ci ruq bi ñu ngi koy jëw mais jëw yu rafet ne initiative la boo xam ne bi fekkoon ne ci Dakar si 19 communes yi commune bu nekk am na ku fa jël ren 19 communes d'arrondissement yi ko def mais mu nekk nag exemple boo xam ne Sénégal mën na ci roy pour vaccination bi nga xam ne bii mooy jafe-jafe ba fii yàlla def ci ñu am ci solution parce que li ñu ngi koy soog a gis vacciner xar boucler ko mais def naa ne fi la ko njëkk a defee Pikine muy seen ndam nag mais yàlla nekk seen diglaay te élevage bi ngeen yëngatu yàlla nekk loo xam ne da ngeen dem ba ñuy dégg feneen fu dul fii waaw wasalaam. docteur Niang Diallo jërëjëf ci kaddu yooyu ñu ngi jox kaddu gi le docteur Mamadou Ba mi fi représenté la Sedima sponsor bi donc docteur Mamadou Ba. bi paa maa ngi solaat beneen mbaxana bu njëkk bi mbaxana docteur bi la woon bi moom mbaxana partenaire
di nuyu di fëndal nuyu kon ma ko waxoon sànq rek ñëpp ñu ko tey jii ni initiative boo xam ne waa GPA am nañ ko taxaw la ko te ma di ko rafetlu te ñit ñi tey ba ñu ko dënkalee dënk ñu ko ñun Sedima dañ ci taxaw farlu si parce que benn nguur dafa jóg pour xeex pour génne fi feebar su demee ba amatul jublu ko su xari jàpp naa ne li ñu si gën a tax a jóg mooy lan mooy tey xar nekk na loo xam ne lépp lu suñuy manifestation muy bànneex muy naxar jàpp naa ne nekk na jur boo xam ne bokk na si suñu culture ngénte faw nga daal di tëral xar ceet wala xeetu manifestation sociale faw nga daal di tëral xar ñu ko mën nag mën nañoo teg nag teg tabaski nga xam ne képp kuy jullit waroo ko faw nga daal di teg xar muy góor muy jigéen soo ko mënee te su ma la ñuy jox benn taataan at bu nekk Sénégal dafay de kër yi lu ñuy jënd su xar suñ ko xayma 70 milliards at bu nekk lu ñuy dépensé maanaam pour jënd koy pour war ko tabaske 70 milliards su 70 milliards yooyu nag teel ne lu ëpp genn wàll gi dafay génn suñu réew dem su yeneen réew ñu ko wër tey mooy lan xaru naari xaru Mauritanie ak Mali bu ñu wër kon tey su yàlla defee ne ba feebar bi ñuy xeex si ñu borom jàppale ñu si ba juri dootuñu wàññeeku au contraire ñu gën a màññ di gën a bëri tey naa ne at yi di ñëw soxloo ñun ñu dem di jékkaane ci xam leneen loo xam ne tamit ma koy rafetlu bu njëkk ba si dan naan kuy yar xar ñëpp ñoo gestu ku ma xool xam ne ki dëppal la ko ne war na mun a yar lool yar xar parce que élevage dañu jàpp ne pël yi kese ñoo ko yor mais ku ñëw Dakar ñëw Pikine ñëw Guédiawaye amoon na jamono boo xam ne dañ doon jéem a xool di xayma ñaata xar moo am fii si bi Dakar bañ ko communiqué inspecteur on avait plus de 350 000 moutons à Dakar 350 000 moutons maanaam presque sur 500 à 850 kër yu am fii su Ndakaaru teel ne presque kër bu nekk am na benn xar kër bu nekk am na benn xar kon tey suñu jàppee noonu def ko ba képp kuy borom kër une maison une famille un mouton suñu tolloo foofu noonu jàpp naa ne dootuñu dem di jëkkana ci taxaw loolu nag pour mu mun a àndu faw lii ñu jóg fi tey dajale ñu mooy ñàkk xar yi te tey bii benn feebar la am na yeneen feebar yoo xam ne dafa di daanal xar yi wala ko fàtte aussi bii benn la su feebar yi mais am na yeneen yoo xam ne ñi ngi fi te képp ku jokkaloo ak sa vétérinaire dina la xamal lan la parce que xar comme xale dafay am carnet am programme su doonee mbote lii lañ ko war a def su demee ba am at lii lañ ko war a def su amee at ak genn wàll lii lañ ko war a def at bu nekk lii lañ ko war a def loolu tamit baax na aussi suñu toogee fii ñun ñi di professionnels yi ak techniciens yi ñu koy sànni tamit di ko fàttali éleveurs yi tey kër bu ma yebal mooy Sedima te Babacar Ngom te ku ko xam famille am xam ne que Guédiawaye fii la cosaan loo ko wax mu ne la Guédiawaye loo si teg mu ne ma tegal ma si Malika parce que lu ma am ba toll fii nii Malika Guédiawaye ñoo ma ko jox jàppale ma su mu loon tul dal kon tey téye leen ne suñ ko defulee war nañu suñ ko defee tamit war nañu parce que tey ñëpp ñoo xam ne nekk nañu dans un environnement boo xam ne pratiquement Sedima fa la soxee ko yoon la ñu daal di ñëw jàpp si te li ñëw jàpp na xepp moo tax ko ci ñëw taxaw lañ fi ne ànd ak yéen man de bañ ma nekkee nga ñëw xamal ne tuuti waxtaan tuuti si lu ñëw tuddee feebar bi ma sawar si ñëw toog may njaboot bi fay ne xam ne que tey jii nii lii mu ñu dajale luñ ma mandaté pour ñoo taxaw jaral na ma ko te lii tamit ngeen di toog tamit nekk na loo xam ne te élevage mooy demal tamit ma la ñuy remercier di sa nawlu ñëpp jërëjëf. Monsieur Sibérou Diakhaté mu ñëw wax ci ADER waaye itamit mu wax ci association sœurs yi fi teew yëpp mais également mu wax ci réseau national des éleveurs du Sénégal. merci coach. asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu ñu fi toog ñëpp
di jiital ci nuyoo bi le représentant de la commune monsieur Ablaye Niang El Hadj Niang di ci teg l'inspecteur régional le président d'honneur monsieur Pali Cissé di ci teg le président d'honneur le premier vice-président du réseau national des éleveurs du Sénégal monsieur Djibril Wade di ci teg sage yi fi toog yëpp di féliciter aussi délégué de quartier bi nga xam ne nii sànq moom moo fi taxawaloon quartier bi di wax ci turu quartier bi di sant notable yi fi toog ñëpp di ci jiital aussi tamit délégation bi nga xam ne ànd nañu ak ñoom muy monsieur Djibril Wade mi dirigé délégation bi aussi Maa Ibra Diagne Baye Ndemba Fall Baye Abdou Faye Makhtar Diakhaté Gora Ndiaye Ablaye Mbaye Amidou Diallo Pape Gueye ñu docteur Nia Diallo jeune frère fàttewuma la yow aussi donc vraiment di leen sant yéen ñëpp di leen gërëm di nuyu waa GPA yëpp GPA yi seen diggante aussi di ci jiital ki Bachir naan Tata Kiné madame Mbaye madame Ndang yéen moom ñu nag yéen ñoo seq Renades fàttewuñu kenn di jël tey jii félicitation di ko teg ci loxo le président du GPA muy Bachir nga xam ne ñooy liggéeyandoo ci permanence bi muy diriger secrétariat permanent bu Renades mon frère aussi fàttewuma la parce que fu Renades woote rek gis nañ la fa di ko sa xarit doon waxee sànq yow moom vraiment jàmbaar ga mais lii nii na ngeen xam ne journée Renades la te ni ko docteur Nia Diallo waxee jàppale ne lancement la rek loo gis suñ koy commencé ci début bi mën na compliqué mën na difficile parce que réglage yeeg recadrage yi moom mooy jur li mais ku xool journée bi tey ak préparation bi ni mu gàttee à l'espace de 2 mois xam ne c'est une réussite totale sur toute la ligne. voilà donc te loolu nee nañ am na benn citation buy wax ne une bonne organisation c'est à l'image de son chef donc bu mel nii rek Bachir mi loxo moo ci jiitu moo ci mujj waaw man doom bu ngeen tàkkee ma ko bu baax a baax a baax parce que maa ngi jëm suivre démb benn émission bu mu doon def avant-hier moom ci Telegram Renades bi accès effectivement parce que Renades nekk na réseau boo xamante ni pratiquement c'est un réseau international Sénégal à l'étranger ñëpp ko xam mais lépp luñ ciy def di takk wala di teg mii day bokk ci ñi nga xam ne day bokk ci concepteurs yi ñu toog di ci partager ndoo di ci jëlandoo ay décisions donc jàmbaar leen jàppale na vous avez un très bon leader voilà. aussi bon di wax ci turu Renades toujours parce que le président Omar Sow moom moo waroon a ñëw fii premier vice-président ba ñuy toog di Djibril Wade comme mooy parrain mu ne kat bàyyil ma wax man ci turu Renades comme mooy secrétaire général Renades di président adhère en même temps mais président Omar Sow yéen ñëpp jàppale ne am ngeen félicitation te aussi teg na ay yóbbante aussi tamit ci premier vice-président bi xam naa moom dina ko yeggal comme guddi na bañ a guddal mais daal ci gàttal ñu ngi leen di encourager di leen féliciter vraiment tàll nañ leen seen loxo te gis nañ ni ngeen liggéey ak ñoom merci beaucoup jërë ngeen jëf wàcc yow aussi ñu ngi lay sant di la gërëm docteur Ba fàttewuñ la aussi quoi merci beaucoup. voilà donc ñu jox kàddu gi nag ginnaaw voilà ñu jox kàddu gi le parrain de la journée mu nekk un grand monsieur qui n'est plus à présenter dans l'élevage du Sénégal mu nekk jëmm joo xamante ni ci takkuteem ci pastéefam ci bëgg élevage def na lépp lu mu war a def amatul dara lu mu war a prouver kii may bëgg a jox kàddu gi mbokk yi moom mooy le président du RERA muy association bu mag boobu nekk Kër Massar kii may bëgg a jox kàddu gi mooy le premier vice-président du réseau national des éleveurs du Sénégal mbokk yi jëmm ji may bëgg a jox kàddu gi moom la ñu tànn ko ci personnalité am ci valeur am ci engagement am ak détermination am daal di koy tuddee bés bi muy le parrain monsieur Djibril Wade ngeen tàcc ko bu baax a baax si loolu ñëpp ñu taxaw ni waaye way ñu sargal Djibril Wade un grand monsieur Wade kàddu gaa ngoog merci beaucoup. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk si turam ak santam di jiital si nuyoo bi
le représentant du maire monsieur Niang di ñu toftal l'inspecteur régional monsieur Kali Cissé nekk président d'honneur bu journée bi di ci toftal le docteur Mamadou Ba di rafet tam liggéeyam di wax ni taxawaayam rafet na ñu ngi koy vraiment di ko delloo njukkal parce que li ñu defal déjà rek fii si suñu gox bi ñu nekk si élevage bi ñu nekk nii fexe ba indil na aliment bi nga xam ni moo tax suñu jur yi rafet mu def ci ay formule def ci ay recherche def ci lépp ba nga xam ni wax dëgg yàlla tey jii ku taxaw ku xonte jur gilaadum pendant quelque temps di nga xam ni jur gilaadum yemul ak dara. ci leen waay tàccuwaat leen voilà. di gërëm Kocc nag Kocc moom dama ko defal mention spéciale maa ngi koy nuyu di ko gërëm Kocc mi taxaw teewaayam taxawaayam taxul mais Kocc dafa nekk ku baax nekk benn nit koo xam ni foo ko gis muy dox mi ngi dox si luy defar mi ngi def si luy boole mi ngi def si loo xam ni luy jëriñ rek éleveurs yi Kocc bis bu ne ma ko ma ne ko man dama la naw ndax bu ñuy wax sa nit dafa baax jikko moo tax te moom jikkoom vraiment dafa baax lii itam kontaan naa ci trop parce que ni mu taxawoo GPA ni mu leen di appuyer soutien bi matériel soutien moral ak lépp li nga xam ni ñu leen di encadrer ñun dafa mel ne ko ñun gouvernance loolu la koy defal kon Kocc itam ñu ngi koy nuyu di ko gërëm bu baax di nuyu le délégué de quartier di rafetlu aussi vraiment taxawaayam ak li nga xam ni moom la waxee fii si bis bi di nuyu aussi ñi nga xam ni ñooy doyen monsieur Mbar Thiam moom ba naa wax ni lii boole woonu sama collègue la xamante nañu depuis moom mu nekk opérateur économique ma nekk douane ñu am lu doon jëflante si ay jëflante bu rafet ba fasante si collègue moo tax bi ma ñëwee fekk bu encadré xale yooyu ici sama xel dafa gën a dal ma gën ci kontaan. di nuyu Papa Ndiaye di nuyu Baye Ablaye Ndiaye di nuyu Mamadou Diagne di nuyu Mamadou Lamine Gueye di nuyu Kiné Gueye Marème Ndiaye Ndeye Fatou Diop maanaam su ma nuyoo ñooñu rek dëkk naa lépp jox ko mu nekk nuyoo jigéen ñëpp si seen tur di wax nag maa ngi nuyu jàmm bi bu baax di leen gërëm aussi si cër ak honneur bi ngeen jox mu jógee si seen xalaatu président le président Bachir Tall Bachir nag wax dëgg yàlla tey jii suñuy wax si moom dafay mel ne que tey jii buñ ci xuusee sax mën na dugal cat parce que li nga xam si Bachir si yar li nga xam si Bachir si engagement li nga xam si Bachir si détermination li nga xam si Bachir aussi si li nga xam ni mooy expertise bu am ak mën a vraiment servir doomu aadama yi loolu vraiment ñun dafa nekk fierté boo xam ne tey jii daf ñu nekk loo xam ni vraiment lu sore si ñun la. man nag personnellement lu tax ma gën si am fierté parce que bi ñu commencé Renades sama Thierno Sène nii dafa nekk sama xarit ñi li ma ñoom dina am benn groupement boo xam ni dafa nekk fii si gox bi ma laajte ko mu jox ma numéro Bachir boole ma ak Bachir ma woo Bachir waxtaan ak moom si suñu projet Bachir nangul projet bi mu intéressé ko mu ne président dinaa ñëwaale aussi ak sama association Bachir bi mu ñëwee dugg si Renades dafa mel ne que moom liggéey bi nga xam ni Renades bi moo ko doon liggéey yëpp Bachir da ko porté lépp projet boo xam ne da koy def lépp loo xam ne travail administratif la ak lépp loo xam ne si xel ak xalaat ak yëpp Bachir daf ci jàpp dugal si loxoom ba ma sëkk mais def ko si ak benn engagement ak benn détermination boo xam ni ñun ñi nga xam ni ñoo nekk si bopp Renades di nga xam ni bu ñu xëyee di dox leneen
dañuy ñëw rek fekk lépp liggéey bi lépp sotti mu ne président mbir maa ngi nii te bu ñu ko tegalee dina am lu daal ci wàllu merci Bachir félicitation kon Bachir mi ku jar a remercier li ci des nag mooy tey jii Bachir bay na waaram parce que gis na lu baax parce que Renades lu baax la Renades njëriñ la Bachir mënoon na gis lu baax mu toog si mu ñëw fekk si fa ñu nekk ànd ak ñun di jëriñoo si lu baax loolu mais dafa ni li baax lii man du ma ko téye bi man kenn dinaa ko indi si fi nga xam ni mooy sama bopp ànd ko ak ñoom partagé ko fexe ba mu law ba ñëpp am si lii firnde la ba pare dafa nekk xale boo xam ni ku am esprit d'innovation esprit d'innovation bi ñu waxee affaire campagne de vaccination bi ñu ko waxee dañuy def par secteur ak ay wax comme à l'habitude di ko ministère daan defee de élevage délégué ko am ay mandataires yoo xam ne ñoom la koy jox ñiy wër kër yi di wër koñ yi di vacciner xar yi vacciné ma président man li ma bëgg je veux dama bëgg instituer ay camps de vaccination soo defee camp de vaccination di nga yombal liggéey bi ñi nga xam ni les techniciens yi nga xam ni ñooy def wala def vaccination bi mais di nga yombal liggéey aussi ñi nga xam ni aussi ñooy nekk ci dëkk bi ak gox bi yëpp ñu mën a indi seen xar parce que am na situation yoo xam ni su fekkee da nga bëgg a ñëw di yéeg ci kër gu ne nga koy dugg di wër ay xar dafay difficile mais xam nga lu mel nii su ko defee fexe ba techniciens yi ñëw mu fexe ba xar yi génn mu fexe ba population bi génn mais mu fexe ba loolu lépp aussi mu indi leneen ndax CEDIPA mi leen accompagné indi leneen ñun ñii tam ñëw tey jii am na lu ñu indaale loo xam ni aussi loolu lépp apport la boo xam ne dafay ñëw nekk si yéen mu nekk njëriñ loo xam ni incha allah luy law luy def si yéen la kon loolu vraiment jar na ñu xam ni déjà journée bii rek c'est une grande réussite je pense que docteur wax na ko sànq nee na c'est la première fois ñu organiser lu mel nii mais yaakaar naa lii ngeen def nii ren def ko fii si lancement de campagne bi yaakaar naa dina def tâche d'huile dina law si gox goxaan yëpp parce que lii dafa nekk loo xam ni lu nit ñi war a di résultat la boo xam ni nit ñi da nga ko war a jël di ko def parce que dafa gën a nekk lu yomb liggéey bi ba pare dafa nekk loo xam ni day dundal gox bi parce que lii manifestation la boo xam ni nit ñi dinañ ci gisante nit ñi dinañ ci xamante nit ñi dinañ ci mais aussi nit ñi dinañ ci amante loo xam ni njëriñ lay jur donc yooyu yëpp dafa nekk loo xam ni war a tax lii ñu def ko mu laaw sànq nag docteur Mamadou Ba wax na ci am solo nee na docteur Mamadou Ba nee na chaque année le gouvernement du Sénégal dina génne 70 milliards si jënd ko ay xar yoo xam ni dañ koy indi pour ay xaru Tabaski ñi koy indi xar yi ñu koy indi ñi ko fi indi dañuy jege si sous région bi jege ay Mali jege ay Mauritanie jege ay Niger ak ay Burkina indi fi seen xar jaay fi seen xar bàyyi ko fi jël suñu xaalis yóbbu ko bitim réew te ñu dund bàyyi dara loolu nag dama yaakaar ni ñun loolu war nañ fexe ba loolu tendance boobu ñu fexe ba mu inversé wu ba nga xam ni ñun loolu dinañ fexe ba ñu fexe ba suñu xar yi nga xam ni bu Tabaski jotee ñu fexe ba matale suñu jur ñax suñu jur ñogal ko ba nga xam ni dinañ fexe ba mën a am suñu jur yu nu matale ba nga xam ni suñu kenn dootu ñëw diñu jaay xar mais lu ñu am dinañu doy si opération Tabaski ak même ñu dem sax ba mën a génne xar di ko jaay loolu nag li nga xam ni bokk na si da koy def mooy tey li ngeen xam ni moom ngeen def fii muy campagne de vaccination bi parce que jur li si jiitu mooy na wér
na wér balaa ngay xool leneen balaa ngay xool fontam balaa ngay xool noo koy toppatee noo koy encadré si élevage am si élevage et tout day fekk na wér. kon nag campagne de vaccination bi nekkul loo xam ni lu ñu war a soofantal la lu ñëpp war a taxaw la ñëpp war a si jàpp fexe ba jur gi ñu vacciné ko mais bu ñu vacciné jur gi aussi sànq docteur wax na ni ngeen def opération tabaski pour que yéen mën ci am dara man nag dama ni kontaan nañ trop li nekk si xol yëpp xëy na sax laam yi mënu ko génne mais daal li leen di bëgg a xamal mooy kontaan nañ si bis bi am nañu vraiment mbégte bu baax a baax gis lii fekke lii ñu xam ne aussi GPA si ñun la bokk parce que GPA mooy si association yi njëkk a affilié Renades la bokk bi Renades juddoo ñoom dina ñëw loolu nag dafa nekk aussi loo xam ni dañ ko magnifier moo tax tey bi ñu ñëwee tey dañ nit dinañ ñëw indaale li ñu si barkeloo dégg nga alors li ñu si barkeloo xeeb na ko trop indi nañ 1 million pour jox leen ko maa Ibra Diagne teg la ci 200 000 muy 1 million 200 000 pour ñu barkeloo ko seen journée kon nag maa ngi woo seen président Bachir Tall déggal jigéen ñi bu ñu bëggee xaalis xool ñu ngi taas ñu ngay taas. kon nag si turu président Omar Sow ak président Omar Sow ak turu Renades yëpp et ñu ngi jël xaalis bi nga xam ne mooy 1 million 200 000 joxe di ko jox si di ko teg si loxo président Bachir Tall di leen wax ni participation symbolique la pour Renades maa ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf. jërëjëf président. merci beaucoup président. GPA kontaan nañ trop ay kàddu remerciement lañu déggoon mais nag man lii dama daan du guleet Renades di def teranga ci monde élevage du guleet Renades di yëg ci xaalisam di ko def ci monde élevage du président GPA mooy wax mais secrétaire permanent bu Renades mooy wax partout dans le Sénégal Renades day dem di jàppale éleveurs yi leen taxaw ubbi nañu 500 comptes yoo xam ne ay comptes appui au projet de femmes lañ ko tuddee 500 comptes yooyu ci microfinance yi lañ ko tijji ci biir territoire sénégalaise GPA am na ñaari comptes yoo xam ne mayoon nañ ko fii ci Jaxaay comptes yooyu ñu ngi fii ci membre yaa ngi fii ci biir ci mbootaayu jigéen ñi Renades maye na ay géniteurs partout dans le Sénégal Saint-Louis Ziguinchor Tamba Kédougou Dakar fu ngeen dem rek am na fa saawu Souleymane Diakhaté wala saawu Ma Ibra Diagne wala saawu président Djibi Wade wala saawu président Oumar Sow bu fa nekk di def production bu am solo donc loolu ñun mënuñu leen def lu dul di leen ñaanal yàlla na Renades dem ci kaw ci kanam association yi nga xam ne bokk guñu ñoom ñoo bokk ndax lii exemple la ñun organisation journée scientifique rek lañ def benn journée ñu ñëw taxawaay bu am solo bii yëkkati 1 million 200 000 francs teg suñu loxo xam nga ne nit koy jox xaalis di ko jox xam-xam président lii mu wax léegi ci liggéey yi ngay def moom mooy sama correcteur lépp lu ma bind loo xam ne ci liggéey Renades la balaa ñu koy publier wala balaa ñu koy def quoi que ce soit damay ñëw ba ci moom ne ko président lii la mu lire corrigé ma ndaxte kii di wax ak yéen man bac S2 laa am xëy na sama orthographe nekkul orthographe bu calligraphique mais moom nii macha allah c'est un grand intellectuel c'est un ancien colonel de la douane mooy wax ak yéen nii mooy monsieur Didiane. Maintenant je vais parler sur le choix du parrain choisir ñu ko ndax turam choisir ñu ko ndax li mu nekk ci biir Renades choisir ñu ko ndax peut-être alal bii mu ngi indi mais dañ ko choisir ndax ci papa bu mu am ci diggante ñun ñii ak moom loolu dama leen koy témoigner fii yéen ñëpp ngeen dégg président Djibi bëggul ku xiif
président Djibi Bougour Koumar ci biir groupement bi ñu nekk groupement GPA ay xaram am na ay géniteurs yoo xam ne moom ay éleveurs yoo xam ne moom moo leen ko abal ne leen élever leen ngeen mu jur leen li muy jur seen kër seen bergerie ngeen jaay ko mu dellu si waat ci seen biir kër te duma ci daal dërëm loolu président Djibi moo ko def voilà donc dañuy choisir ci parrain bi ndaxte rôle paternité bi nga xam ne moom laa am ci diggante ñun ak GPA bi li mu wax lépp dañ koy seede moom nii moo ma dugal Renades man de bu ma doon moom su may dugal kenn Renades dama lay fay xaalis bu bari. léegi nag vice versa voilà léegi nag le parrain mooy jox le président d'honneur félicitations bu chance mérite la voilà li mooy élevage bokk ndey bokk baay bokk bëgg-bëgg bokk jëmuwaay. ci journée tey bi à plusieurs titres premier titre bi mooy que ne monsieur Bachir Bachir Tall bi nga xamante ne premier remerciement daf ma tànn pour def ma n'est-ce pas président d'honneur ci journée bi wax dëgg yàlla bi mu ko waxee keroog dama ne monsieur Tall est-ce que journée bi doo ko tuddee madame le ministre de l'élevage et des productions animales madame Aminata Mbengue Ndiaye parce que mooy suñu kilifa ñun yëpp ci wàllu élevage mu ne ma oui c'est vrai mais effectivement madame Aminata Mbengue Ndiaye dina nekk ci affiche bi ñuy confectionné parce que photoom lancement bi ñu defoon fële keroog lancement national bi mu defoon Mbour Saly photoom dina ci nekk mais yow dañ la tànn spécialement parce que yaay inspecteur régional de Dakar ma ne ko vraiment l'honneur ne se refuse pas mënuma ko bañ maa ngi la ci remercier bu baax a baax a baax a baax ma ne ko nag ñun ay techniciens kese lañu ay techniciens lañu on est là on est sous des ordres ay techniciens lañu bon bu ñu demee nag ba tuddee ñu vraiment président d'honneur loolu véritablement c'est extraordinaire donc ci kanam yi mbooloo mi yëpp yéen ñëpp fi teew vraiment remercier monsieur Bachir pour Tall pour considération boobu lu rëy la ci man vraiment maa ngi koy remercier bu baax a baax te ma gis ci moom nag vraiment un jeune plein d'engagement un jeune engagé dans le domaine de l'élevage parce que vous l'avez dit tout à l'heure moom mooy secrétaire permanent Renades loolu du tuuti ku xam Renades association bi nga xamante ne yàggul bu sosoo mais doole bu mu àndal véritablement ak liggéey bu mu def ci Sénégal yëpp en si peu de temps nga nekk secrétaire permanent loolu aussi confiance la te mérité nga ko te je suis sûr que di nga relever les défis commencé naa ci gis ay signes président aussi mu ngi fii yaakaar naa vice président nga xamante ne mooy parrain d'honneur bi de la journée mu ngi fii seede na ci balaa may sori dama koy nuyu d'abord foofu sax laa waroon a njëkkee nuyu le parrain nuyu tous les représentants organisation éleveurs yi fi nekk mënuma leen lister ñoom ñëpp gis naa si monsieur Diakhaté monsieur Sibérou monsieur Ma Ibra Diagne n'est-ce pas ak ñeneen ñi fi nekk gis naa fi aussi monsieur Sy président des éleveurs républicains de HLM nga xamante ne moom tamit keroog rek la fi def une journée de lancement gratuit à HLM 5 effectivement di ko remercier ñëpp di remercier mon jeune frère et collègue monsieur docteur Ba bu Sedima félicité ko aussi ci engagement am ak lépp lu muy def véritablement ci wàllu élevage parce que bu ma fi ñëwee Dakar ba léegi événement élevage amul te gisuma ci Sedima gisuma ko ci taxawaayam ma félicité bu baax et aussi je viens d'apprendre aussi que coach aussi est un peu à Sedima n'est-ce pas véritablement responsable aliment bétail félicitations encore une fois docteur félicitations coach et félicitations à toute la Sedima pour tout ce qu'ils font pour l'élevage suñuy partenaire lañu monsieur docteur xam na ko ci tabaski sax am nañ ci benn programme bu am solo mais yaakaar naa ne fu mu ne nii tout est rentré dans l'ordre n'est-ce pas donc ginnaaw remerciement yi ak félicitations yi damay def une mention spéciale à l'équipe des agents de l'élevage du département de Pikine avec à sa tête monsieur Sarr Ndiaye inspecteur départemental wax naa ko sànq bi ma fi ñëwee ba léegi suba ba léegi ñu ngi fii agent yi
yu jigéen ñi ak yu góor yi di vacciner di boucler di numéroter te loolu commencé na ko depuis ci PrEP avant tey ah moom il est au cœur de l'organisation, le maître d'œuvre technique de cette coopération qui a connu un succès éclatant. Parce que résultat bu ñu fa am wax kenn am na ko fi wax léegi véritablement c'est un résultat tout à fait honorable ci wàllu lu ñu fi jotagum ñàkk dinaa ci ñëwaat ci kanam. ndax tey pour wax au nom de madame le ministre de l'élevage et des productions animales madame Aminata Mbengue Ndiaye dinaa ko rendre compte fidèlement lépp lu ñu fi gis ak lépp lu ñu fi def comme travail moom sax waroon na fi nekk tey jar na mu nekk fii tey mu taxawal boppam parce que accompagné naa ko ci événement yu bëri ci région de Dakar te événement tey bi événement yooyu aussi vraiment gënuñu leen am importance ak ampleur donc jaroon na tey madame le ministre de l'élevage ci boppam teg ci tànkam mais alhamdulilah man maa yàlla def man maa fi nekkal Dakar wax ngeen ko comme inspecteur régional te aussi yàlla def na man ñëw naa teewee naa journée bi dinaa ko rendre compte fidèlement ci vraiment liggéey bu am solo bi fi am ndax le thème de la journée maanaam campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants wax nañ ko fii c'est un thème véritablement d'actualité parce que kuréel adduna bi yëpp ci réew mi yëpp ci adduna yi ñoo manko déggoo ne feebar peste des petits ruminants bi mooy caaru gàtt yi dañuy taxaw thème pour faagaagal ko génne ko ci adduna bi yëpp parce que feebar bu am solo la bu bon la bu duggee ci gétt yaa ngi dégg ci téeméer yi nga xamante ni moo nekk ci gétt bi 90% yëpp dañuy feebar parce que feebar buy wàlle lu gaaw la day wàlle lu gaaw a gaaw te bu xasee jàpp gàtt véritablement pour mu wér génn ci day jafe par chance la ci génn maanaam mortalité bi ci kaw téeméeri xar yu feebar 90% yëpp dañuy dee donc moo tax feebar bu doy waar la ci day yokk ndóol ci biir Afrique parce que ku xam élevage solo bu mu am Afrique ci surtout élevage gàtt yi wax nañ ko ci famille yi ci jigéen ñi ci ménage yi rôle bi ñu am ci lutte contre la pauvreté su fekkee ne feebar boobu dindiwuñu ko ci àddina vraiment développement bu ñu bëgg duñu ko atteindre moo tax réew yëpp man ko ne d'ici 2030 dañ koy génne ci àddina bi Sénégal nag engagé wu ci nee nañ 2030 dafa sori ñun 2025 parce que déjà am nañ dox nañ ci ay jéego yu bëri contrairement contrairement à réew yu bëri moo tax Sénégal engagé wu 2025 yéen ñëpp gis ngeen keroog fële ca Ranérou journée nationale de l'élevage bu amoon Ranérou keroog yàggul sax moom thème boobu moo nekkoon thème journée nationale élevage éradication de la peste des petits ruminants maanaam génnee feebar caaru gàtt yu sew yi ci biir Sénégal ci biir adduna bi yëpp te Sénégal engagé ci président de la République ci boppam def ci signal yu rëy n'est-ce pas et éleveurs yi yëpp kuréel yi yëpp engagement mais dañuy bokk ci programme boobu pour véritablement Sénégal li mu wax 2025 boobu ñu am yaakaar naa ren na de sax su ma juumul dégg na bokk na ci signataire déclaration boobu ñu defoon fële ca Ranérou donc thème journée bi donc c'est très important moo tax occasion bu ñu waa GPA jox tey c'est une occasion à ne pas rater te raté wuñu ko ñaan Diallo wax na ko léegi mënoon nañ ko def sa journée de lancement mais malheureusement lancé nañ journée bi bu yàgg parce que 1er octobre la campagne bi bu mais ba tey journée bi am na rôle parce que am na rôle bu rëy bu muy def non seulement day permettre ñu vacciner ay xar yu am solo parce que instant bii nii président wax na ko 623 juróom benn téeméeri xar ak ñaar fukk ak ñett ñàkk nañ ko xam naa sax war na ko ëpp pour 98 wala 100 éleveurs parce que Sam Ndiaye papier bu ma jox sànq dafa ne 618 moutons la ñu vacciné maanaam juróom benn téeméer ak fukk ak juróom-ñett pour 98 éleveurs loolu la ñu ñàkk fii tey journée tey bi rek. bon président waxaat ma 623 te man wóor na ma ne ëpp na loolu voilà am na ñaari papiers yi ñëw donc à l'issue de la journée en tout cas inspecteur Sarr Ndiaye dina def rapport global bi nga xamante ne dina ci def effectif yi vacciné global mais déjà 600 rek résultat bu satisfaisant la parce que bu dul woon journée bi xar yooyu duñ leen atteindre
deuxième satisfaction bi mooy que ni yemuñu rek ci vaccination dañ ko àndal ak bouclage def long bi ci nopp bi mooy numéro xar bu nekk dina ànd ak numéro parce que enregistré nañ ko ci carnet bi bu ëllëgee bu amee problème da ngay dugal ci carnet bi rek xool numéro bi xool propriétaire bi nekk na vraiment un moyen d' identification maanaam xar yi loolu aussi lu am solo la identification boo demee réew développé jur bu mu munti doon muy fas muy nag muy xar muy béy bés bu mu juddoo lay am numéro ba muy dee Sénégal loolu la bëgg instant bi attaquuñu foofu nag mais système d' identification du bétail dafa un programme important du ministère de l' élevage et des productions animales te tey nekk na occasion non seulement ñu vacciner mais aussi ñu boucler vraiment aussi motif de satisfaction le troisième motif de satisfaction mooy que ni ku xam campagne de vaccination région de Dakar xam naa am na sax ku ko wax équipe de vaccination yi coono buñ ciy am parce que dañuy def di porte à porte kër par kër yéeg étage wàcc vraiment coono bu rëy la parce que aujourd'hui occasion bi nekk na pour ñun un centre de rassemblement un centre de vaccination comme boo demee ci dëkku àll yi foofu dañuy am ay parc de vaccination centre de rassemblement nga xam ne ñëpp muy nag muy fas muy kat foofu la ñuy regroupé te Ndakaaru loolu amul fi mais tey nekk na vraiment occasion boo xamante ne Jibril Wade sac bi rek ci loxo rek voilà c'est ça aliment bi une photo pour l'aliment aussi photo c'est à l'exemple du Renades fu ñu dem maye fa dara dem maye fa dara waaw mais bii maye ngeen maye dafa nekk maye bu spécial parce que vous avez donné le meilleur aliment l'aliment des champions l'aliment qui fait les champions voilà aliment bi Maï Ibra Diagne xam na ko jur gi Sibéru Jaxate xam na ko Jibril Wade xam na ko Ndemba Fall xam na lan mooy jur gi champion yi yëpp Fally Cissé xam nañu sa numéro téléphone moo taal. Samba Ndiaye doomu Abdoulaye Ndiaye numéro 2 yi pass. dañuy jégalu ñi jël seen saag yi